Salam salam. Ziar naa ñëpp bëgg naa ñëpp et j'espère que ñëpp ñu ngi ci jàmm. Tout le temps je me pose la question si ban réew lañu nekk. Tout le temps je me pose la question si ban monde lañu nekk. En tant qu'activiste des patriotes dama ne man je ne fais pas la politique. Je ne suis pas avec des leaders politiciens pour l'éternel. Moi j'ai mes principes. Man dafa am lu ma gëm. Li ma gëm depuis ma naissance c'est ça que je suis en train de vivre. Amul dara loo xamante ne tey jii dama koy gis mu nekk lu injuste, que ça soit si parti au pouvoir, que ça soit si opposition bi, que ça soit ci samay xarit, que ça soit suñu kër, que ça soit si samay dëkkandoo su ma gisee loo xamante ne dafa injuste, je suis libre parce que je ne suis pas l'esclave de personne. Moi je suis libre pour s'exprimer librement. Du ma ne du ma tooñ nit parce que je suis un être humain. Mais su ma tooñee nit man bëgg naa ko ma dimbale du ma ne carrément que ne lépp lu may def dama koy def sa biir chambre wala si biir néeg du ma ko génnee dama koy génne parce que man dama bëgg ku ma dimbale. Kon dans ce cas loolu aussi bu ñu ko gisee si doomu aadama yi je me dis que dañ ko war a wax dañ ko war a dénoncer. Trop c'est trop. Gouvernement bi ñu ngi def injustice. Parti au pouvoir aussi tu vois des gens yoo xamante ne sont des éléments du système doo xam fan nga koy waxee. Il faut que de l'injustice au sein de notre société ñu ne duñ ko wax ndax la ndax danga far ak moom ndax da ngeen bokk parti ndax da ngeen bokk sëriñ ndax da ngeen bokk ndey bi nga xamante ne moo leen jur ndax da ngeen bokk kër que bu lu muy def rek danga koy couvrir doo wax. Looloo fi war a jeex. Injustice bi nga xamante ne moom mooy régner dans notre société loolu daf fi war a jeex. Les gens li ngeen di négocier dafa bëri. Dama ne vous les responsables ñi nga xamante ne yàlla dafa am fu mu leen teg ngeen war a yaatal seen dën yi, que ça soit si wàllu politique si wàllu diine si wàllu kër yi. Yàlla bu amee foo xamante ne daf leen fa teg ngeen nekk ay responsable da ngeen war a yaatal, da ngeen war a tëddee njaaxaan am noo leen taxawoo. Mais bu leen ne carrément kii dafa bokk si man sama yoon nekkul si moom bu lu mu wax ma sànni ko xeer wala ma am lu ma ko wax wala kii daf ma jege moom moo tax. Et pourtant ngeen ne da ngeen di défendre les mêmes idées les mêmes thèses da ngeen bokk benn papa wala da ngeen bokk benn leader wala da ngeen bokk je ne sais pas ah ba pare ngeen di defante ay lu kenn xamul comme ay dëmm. Loolu daf fi war a jeex. Man damay xool damay toog di imaginer naan carrément que ne ñun si ban réew la ñu nekk. Si ban réew la ñu nekk nit ñi soxor nañ bii peeru soxor boo xamante ne boo koy xalaat sax yow sa xol bi day jeex tàkk. Nit ñi dañuy dem ba jàpp ne carrément que tu es un rancunier. Or tel n'est pas le cas parce que ngir yàlla ak Rasul defaraat leen seen toogin ngir yàlla ak Rasul defaraat leen seen xol yi. Fii àdduna fii lu fi waay am wala lépp loo xamante ne yàlla daf ko teg nga ne yow responsable nga wala danga nekk si benn poste de travail di liggéey ma ne yooyu yaay dawal leen yërmande. Xool leen sëriñ yi kilifa yi nga xamante ne fii la ñu nekk nu ñu toogee ni ñu toogee xool leen ku ñëw ak noo mun a mel dinañ la dalal. Dinañ la déglu ak foo mun a bokk dinañ wax ak yow. Pourquoi lan moo tax tey jii mënuñu référé aussi ñooñu fii nekk fi intellectuel sax musiba la parce que man dama ne carrément que ñi nga xamante ne nee nañ dañu jàng ba toll si yenn niveau yi ñu war a nekk ay exemple comme ñoom Cheikh Anta Diop ñu niñ fi taxawee woon ñu war fee nekk ay exemple tey jii ñoom ñooy commencé di def ay injustice yoo xamante ne tey jii doo xam bopp bi ak geen bi fan la ah. Léegi domaine boo laal léegi dafa saxe. Domaine boo laal léegi dafa saxe au niveau du Sénégal. Tu vois des personnes honnêtes c'est vrai am na fii mais tu vois aussi des personnes yoo xamante ne dangay naan carrément que ni démb bu nekkoon tey man lii du ma si nekk wala démb bu nekkoon tey ji yàlla fii mu ma dugal tey ji bu dee damay choisir du ma fa nekk. Ñii sax dem nañ benn carrément que ni su ma sañoon du ma nekk Sénégalais te xoolal Sénégal ñaata personne ñoo fi wàcc nekk fi ay kilifa yàlla may ñu loo xamante ne mayu ko kenn. Ñu nekk si réew moo xamante ne tey jii benn affaire bu amee sax dangay naan carrément que non c'est impossible du loolu mënul nekk. Ay kilifa di wàcc yoon di def loo xamante ne kenn xamul lan la ñu ne carrément que ñii ne carrément ay responsable lañ si wàllu politique di def naka sudul noonu di soxore ay nit pour lan mais lu fi waay rendi ci sa loxo lay naaj. Loolu la na ngeen ko xam lu fi waay rendi ci sa loxo lay naaj. Te lu fi nit di def jàpp ne carrément que nit nga koy def sa bopp nga koy def
seul le travail paye. Fii amul fii ay tricher munoo toog di rendu di toog fi ngay di def li ngay def di def li ngay def ba am fi nga li nga am ba pare ne carrément que ne loolu dama koy utiliser pour faagaagal ay nit. fuñ ko teg teguñ ko fenn. ma ne trop c'est trop te gis nga man li may bëgg a wax nii su bu jotee dañ koy wax te dee dañ koy wax te dee. Au sein de nous il y a des éléments du système. Au sein de nous il y a des éléments du système nañ ko wax te éléments yooyu noonu il est temps ñu dégager éléments yooyu il est temps ñu dégager dañ fi war a dégager parce que nag gis nga do kenn moomul yoon bi kenn moomul yoon bi dama ne fii kenn moomu fi kenn lu fi nit jàpp ne carrément que ne danga am place ba toog foofu noonu lu la neex ngay el di def ci co trompe kenn moomu fi kenn laa la wax fii kenn ëpp fi kenn doole xëy na dañuy joxante ay cër am loo xamante ne fa mu am ku jiitu keneen topp mais am na loo xamante ne bu bëggee xew liggéeyoo nga ne sa morom du liggéey ba pare di yàq deru kooku noonu lu mu def nga naan carrément que ne si sa responsabilité la parce que man moom waaw je suis le chef wala je suis le coordonnateur wala je suis le président lu ma neex laay def wala boo ko deful boo jaaroo si man jaaroo si yoon bi boo jaaroo si man dara du lii te kooku bu ñëwee envers toi nga ne carrément que ne du fi amee wala ngay am nooy doxalee ak moom c'est parce que neexu la parce que neexu la parce que neexu la parce que dañuy wax dëgg bu la waxee dëgg lan moo tax sénégalais yi bëgguñu ku leen wax dëgg fuñ ko teg ku ñu wax dëgg rek ngeen def ko ku leen wax dëgg rek ngeen def ko noonu def ko ennemi loolu pour lan loolu yéen yi sax complexe la nit boo munee dara jarul sax nit ñi jarul sax nga koy wax nit ñi ñoom ñoo lay jox ne la yow la mais jarul ko ne man la wala man maa fi nekk lu ma neex laay def qu'est-ce que c'est que ces manières là ah nous sommes dans quel monde ngeen nekk fi di sonal nit ñi di fat nit ñi ak ay détails ak ay texte lu kenn xamul lan mooy ndeyu loolu yabaate ah kenn du leen wax dëgg ku leen wax dëgg ngeen def ko noonu ba pare boo leen yemoon si noonu boobu sax da ngeen di dem di yàq deram di wax naka sudul noonu lu leen neex ngeen wax diw de lii ak lii te ngeen li ngeen di wax xamaloo leen ko dara musoo leen koo gis foo xamante ne tey ji ko fa fekk nekkoon càmbay ah lu dul làmmiñam la yor ngeen def injustice mu wax leen ko ngeen ne kii petit yi dugg na fi génne na fi di ko pomper ak ay nit pour nit kooku noonu bu waxee sax doo ko xam sax nga ni carrément que ne xaaral ma tontu ko wala xaaral ma yemale ko wala xaaral ma wax ko boppam te yow ki ngay wax boppam xamoo ki ngay wax kan la til le connaît même pas moo tax trop c'est trop il est temps ngeen xoolaat seen bopp seen taxawaay ngeen xoolaat ko vous les responsables politiques vous les responsables qui sont dans les instances de décision war ngeen xoolaat seen décision. Sénégal population bi ñu ngi souffrir ndax injustice population bi ñu ngi jooy ci seen ruq yi ndax injustice. arrêtez il est temps d'arrêter ça. bàyyi leen nit ñi nga xamante ne carrément que dañu leen di toroxal ndax doole ndax da ngeen leen ëpp doole loolu daf fi war a jeex. yàlla tey ji bu jëlee yenn pouvoir yi teg ko ci yenn loxo yi c'est pour ñuy dimbale ñeneen ñi nga xamante ne amuñu wala munuñu ndax ñëpp munuñu munandoo loolu sénégalais yi dañ ko war a xam. lan moo tax tubaab bi tey ji avancé c'est parce que ñoom soxoreewuñu kenn mais fii bu ñu xamee ne carrément que da ngay dem sax ñu jël jaasi gor sa tànk fuñ ko teg teguñ ko fenn. que ça cesse trop c'est trop que ça cesse. arrêtez d'être des hypocrites dund bi nit ñi di dund metti na ndax buñ la tëjee sax loolu mettiwul buñ la dóoree sax loolu sax mettiwul mais le fait de souffrir les gens intérieurement loolu daf fi war a jeex. arrêtez leen ko lii lan la nii lan moo tax les gens sont méchants lan moo tax nit ki di soxoree nit ki te li nga war a am danga koy am keneen am ko nit ki fi mu war a jëm daf koy dem keneen am ko lan moo tax loolu.